ko moom père nuyu naa la. maa ngi lay fay ziar ba lépp jàmm alhamdulilah. sa teewaay fii nii ay jeunesse créé lii ñu bëgg tey ñu wax loolu la mooy sa teewaay fii at la nga leen di wax. waaw sama teewaay fii mooy man dama juddoo ñetti mbaar yaroo ñetti mbaar am association bu ñuy wax ànd defar ñetti mbaar doomu ñetti mbaar yëpp sos ko yàlla def ñu jiital ma ci kon donc lu mel ni bu xewee ci gox bi faaw ma teew loolu mooy waral sama teewaay fii ci bis bi tey jii mu nekk nag bis bu am solo parce que ku mel ni Codé Samb ak Abdou Khadir Ñing ak Pape Sall ñu nekk ay jeunes yoo xam ni dëkk ci biir koñ bi juddoo ci koñ bi màggee ci koñ bi nekk des jeunes entrepreneurs am xalaat bu rafet bi parce que lu mel nii daaw ñu ko gis ñetti mbaar daaw fi am parce que ñun bi nekkee suñu génération pour ñu gis fast food dañ daan dem ba ay Icotaf wala ñu dem ba Dakar wala ñu dem ba Ridis wala ñu dem ba Guédiawaye maintenant ces jeunes là ñun li nga xam ñun dans notre jeunesse dañ ñu ko privé woon ñoom dañ ko indiwaat tey ci biir gox bi entreprendre gëm seen bopp parce que fu Sénégal toll ñëpp xam nañ ni la jeunesse est désespérée mais ces jeunes ont montré aux autres jeunes que il faut croire en eux pour def dara ci réew ñii tey jii ñuy def lii tey jii xalaat mbëkk mi xalaatuñ ko parce que ils ont investi dans leur pays ils ont montré aux autres que nous pouvons faire quelque chose ici dans notre pays et réussir dans notre pays te loolu nag pour loolu am tey jii mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk ñetti mbaar ñun rek ñoo mën a jàppale xale yi ba lii ñu entreprendre yàlla teg si loxo pour ñu mën ko jëmale si kanam ba nga xam lii day dem ay succursale am ay succursale ñun loolu la leen ñaanal loolu moo war a suñu teewaay fii moo tax tey li ñu jàppoon ñëpp dañ koo bàyyi ñëw teew pour jëmbal bis bi te bis bi nag ñun kese teewuñu fi dañ ko ànd ak ay doomi ñetti mbaar yu am maanaa ku mel ni Pape Birama Diop muy un technicien supérieur nekk doomu ñetti mbaar nekk aussi le représentant de PASTEF au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kaw le représentant aussi du parti démocratique sénégalais mu ngi fi teewoon tamit muy Kaldji Mamadou Anne l'honorable député maire Malal Diallo mi ngi fi teew ñooñu ñëpp dañoo teew pour jëmal bés bi parce que lii dafa nekk lu bees Djiddah Thiaroye Kaw dafa nekk lu bees waxuma ñetti mbaar mais commune Djiddah Thiaroye Kaw yëpp ñoo ko moom te buñ si jàppee rek incha allahu rabbi dina dox xale yi ñu jar a jàppale leen ñu jar a ñaanal lañ ndax fi Sénégal toll nga nekk jeune jël sa xaalis investir ko si dara dafa jafe parce que jeunes yu bëri tey jii bu ñu jotee dara li ñu njëkk xalaat mooy aller vers l'extérieur mais rares sont des jeunes qui ont de l'argent qui ont des monnaies et qui pensent rester dans leur pays pour faire quelque chose donc ñii dañu bokk ci catégorie jeune boo xam ni ñii ñoo jar a jàppale ñii la DER bi war a gestu ñii la DER bi war a gestu ñii la FONGIP wala gestu ñii la le ministre de la jeunesse wala gestu pour jàppale leen pour suqal leen pour ñu mën a dem ci kanam. gis tamit ñoom ñu nekk ay dëkk ñetti mbaar di dëgg sa biir nga mosu fee am kon bu fi amee ñoom ñoo ko fi indi tey jii nga gis ci commune bi ni mu mel nii ak dëkk bi ni mu nekkee crise nii ñoom ñu jël seen xaalis investir ko. waaw mooy gëm fi ñu dëkk parce que boo gëmul woon fi nga dëkk parce que dañoo wane ñoom fi ñu dëkk xeebuñu ko parce que investissement tu attends un profit mais bu ñu xeeboon ñoom fi ñu dëkk tey jii duñ fi investir lu mel nii mais gëm fi ñu dëkk wan ni fi ñu dëkk ñoom et ils ont tranché le chemin pour les autres jeunes pour wan leen ni dans d'autres domaines nañ ñëw def lu mel nii fii ñetti mbaar aujourd'hui on est dans le domaine de la restauration mais demain pourquoi pas dans le domaine de l'informatique Pape comme je l'avais dit on a quelqu'un qui est agrégé presque en informatique qui est là près de nous qui peut investir sur d'autres domaines mu dem ba nga xam ni ñun dañuy am ce qu'on appelle les treize dans ñetti mbaar dans ce secteur ak domaine bu nekk war nañ fi am ay sous-entreprises yoo xam ni day créer des emplois pour la jeunesse de ñetti mbaar et dans la commune même de Djiddah Thiaroye Kaw parce que je sais que initiative bi ñu jël lii dafa nekk un début rek mais di ngeen gis leneen ak leneen parce que ñoom ils vont faire la politique autrement et cette politique là bii leen gëm te bii moo war a am ci Sénégal parce que bu ko ku nekk ñi nga nekk sa gox def lu mel nii rek bu yàggee Sénégal développé. tàggatoo. waa tàggatoo mooy sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal jeunes yi nga xam ni ñoom ñoo xalaat lii ba def lii
yàlla dëgëral seen taxawaay leeral seen xel ba li ñu bëgg a def yëpp ñu def ko te ñu bañ a naagu waaw adduna amul solo bu ñu góorgóorloo rek li ñu bëgg a teg suñu loxo dañ ko teg suñu loxo te ñetti mbaar fii comme dama koy wax am na lu fi yàlla def suufu jàmm la suufu salaam la te damay wax ku juddoo ñetti mbaar bu góorgóorloo tuuti rek Sénégal dañ ko dégg te li ma lay wax nii ci kanam la di nga géej du yàgg tuuti di nga dégg ay doomu ñetti mbaar ci kaw a kaw yàlla baax na. salaamaaleykum fay naa la. jàmm maa ngi leen di ziar bu baax sant bu baax alhamdulilah. seen teewaay fi seen création li ngeen créé nii mu nekk ay jeunes nekk biir ñetti mbaar tey jii ba la nga si wax. waaw am ci mbégte parce que ki nga xamante ni moo waral coow li doomu gox bi la donc doomu gox bi la bu yàgg a taxawal goxam donc am gëm-gëm am xalaat am vision bu sore si li mu gëm donc looloo tax mbégte bi ñu am tey foo ko takk rek weesu na ko xanaa sant yàlla rek di julli Seydina Muhammad di ñaan lépp li nga xamante ni mi ngi koy sàkku ci lii mu taxawal suñu borom defal ko lu kawe njortam. lii dañ ko daan gis si yeneen quartier yi tey mu indi leen ko biir ñetti mbaar. waaw man dama cee gis yokkute dama cee am yëg-yëg bu kawe parce que doon banlieue dëkk banlieue taxut a xam lu baax donc bu ñuy wax banlieue c'est un bon lieu donc banlieue bi lu baax lu ne fii la soqee ko donc ay nit yu am xam-xam ñoo fi nekk ay nit yu am valeur ay nit yu am dignité donc moom mu juddoo ñetti mbaar màggee fi nampee fi lu rafet am gëm-gëm génn jàng ji wuti doole ñëw ne ci li mu jàngoon xam ko ci lay investir donc kooku initiative bu rafet a rafet macha allah xanaa di sant équipe bi nga xamante ni équipe bu professionnel la bu dynamique boo xamante ni ñoom lañ àndal liggéey bi donc liggéey bi yombul parce que lu mel ni organiser ko day laaj xam-xam donc macha allah seen xam-xam ak seen gëm-gëm seen yitte ak seen bëgg lu baax ci biir banlieue bi donc moo waral li nga fi gis yëpp ñu jëm ko ci defar ci temps yu gàtt donc macha allah ñun tamit équipe bi professionnel yi nga xamante ni dañ fi nekk yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal. en tant que chef de cuisine te yan mën lañ fi mën a xaar. waaw cuisine moom dafa nekk loo xamante ni mën naa ne mooy dund parce que suñu nee togg rek donc dund doomu aadama bi li ci jiitu moom mooy lekk faaw muy lekk donc terme bi ñi nga xamante ni moom la ñu utiliser mooy restaurer pour se ressaisir par exemple loolu moom mooy njëriñu lekk nit ki lekkul rek pour biiram fees lekkul rek pour putam neex wala xolam neex mais day lekk pour mën a taxaw donc boo xoolee préparation yi ñu fi def c'est des préparations de qualité boo xoolee hygiène yi gars yi dañ ciy bàyyi xel bu baax donc association yi ngay def tamit ci sur les différents produits da nga koy xam yan produits la ñuy associer donc yooyu yëpp professionnels yi fi nekk seen xam-xam dafa naaj ci domaine boobu moo tax réseau bi bokk na ci réseau yi nga xamante ni dafa bokk ci réseau yi gën a am valeur ci biir ginnaaw ñetti mbaar waaw dafa bokk ci réseau yi ci gën a am valeur parce que togguñu leen rek ci dañoo bëgg a jaay rek di jaay mais dañ ko teg ci xam-xam jël ay professionnels teg leen fi ñoom tamit ñu fas yéene doxal lu rafet donc loolu la quoi. doomu ñetti mbaar yi génn dem feneen sa li nekk seen biir gox. waaw question de gëm sa bopp la rek ki fi nekk doomu gox bi la dafa dem gëm boppam jàngi wut dooleem jël ay moyens teg waa gox bi tamit nañu gëm seen bopp ba nga xamante ni buñ leen séenati ci fenn fudul si seeni réseau parce que kuy waliyaani li olof yi di wax daa fekk sa dëkk daa tëggul donc tey ñetti mbaar tëgg na ubbil na leen réseau boo xamante ni c'est un réseau classique yamul fii nag am na yeneen projet ñu ngi koy jéem a élargir donc boo leen xoolee volet traiteur bi mi ngi dox fast food bi dafay dox restaurant gastronomie bi dafay dox donc yooyu yëpp c'est des projets yoo xamante ni c'est des projets à l'avenir te gars yi ñoo ngi si donc lépp lu baax lépp lu rafet moo ngi ci biir banlieue bi na jeune ñetti mbaar taxaw jël ko en main fas yéene koo doxal parce que ñoom lañ ko fi defal waaw wasalaam. kàddu gu mujj. waaw sama kàddu bu mujj sant la ak gërëm di sant suñu jàmbaar ju baax ji nga xam ni moom tamit fu ñu nekk mu fekkuñu fa donc initiative yi teg nañ ko ci yeneen i gox yàgg nañu faa fekk fu ñu mënti nekk ci gëm business ci taxawal lu baax dañ fay fekk moom dañ koy sant di ko gërëm di ko beral cant gu rëy rëy di gërëm waa ñetti mbaar yëpp vraiment ñëpp teew nañ ñëpp jàpp nañ ci donc équipe bi nga xamante ne tamit moom lañ àndal mooy ñii nga xamante ni ñoo ngeen gis nii mooy cuisinier professionnels yi donc ñoom tamit dañ leen di sant di leen gërëm
am na chef Big yaa Mayoro ah bëri na gaa yëpp ñoo ngi fi Ami Ba ainsi de suite donc Absa ñoom ñëpp ñoo ngi fi donc ñoom ñëpp dañoo jàpp ci liggéey bi dooleel ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam jaajëf. waa fay naa la. waa jàmm jaa ngi rek. say doom créé lu doy waar fii si ñetti mbaar tey lan nga leen di wax. waa lii moom day dem ndax Codé dafa baax Codé ba mu juddoo ba mu nekkee su koñ bi ba léegi mosu fee def lu ñaaw te lii nag dafay war a am ndax tey ji bu ñu bëggee jënd rek dañuy dem ba essence ba di koy jënd te Codé mi dañ koo war a jàppale ndax si koñ bi la bokk te lu mu am si koñ bi lañ koy indi Codé boo amulee lu baax rek kenn du ko am lii moom dañ ciy taxaw ndax ñun ñooy ay yaayam danañ ci taxaw dox ci ba lépp sotti ndax Codé dafa yaru ndax tey ji bu ñu bëggoon a jënd tey ji lu ñu lekk dañuy dem ba essence tali bu mag wala dem ba fastu ba te war naa mën a am ñetti mbaar ndax xale bi si koñ bi la juddoo te yaru na tey na kii foo nu jàppale ko barki Alaaji Faalu Mbàkke affaire bi day dem dara mënu koo tëye. lan ngay wax moromam yi nga xam ne ñu ngi fii nii doon ko jéggaan doon dem feneen te la nga leen di wax. waaw li may wax ay moromam nan gëm nit ki loo gëm rek yàlla dala ciy jàppale ndax Codé mii lii yëpp mënoon na ko cee bañ a fekk ndax dëkk bii ñàkkul liggéey de waaye ñi fi nekk ñoo xamul nu ñuy organiser waaye nan ko jàppale buñ ko jàppalee rek affaire bi dina dem waaw nan ko jàppale buñ ko jàppalee affaire bi di dem mënaan ay moromam nun mën a def nan ko xool te jàppale ko ndax Codé yaru na baax na te lii foo mu dem dara mënu koo tëye ndax ñun ñooy ay yaayam danañ ci taxaw te ay moromam danañ ci taxaw te xale danañ ci taxaw te ñi fi dëkk lu baax rek leen bëgg ñetti mbaar nag ku bon dëkku fi te bandi dëkku fi barki sëñ Fallou Mbacke ay góor yàlla rek fi ne ak ay yaay Fall te Codé danañ ko jàppale ba mu xam ne jàppale nan ko. waaw kay jërëjëf yaa na leen sëñ Fallou jàppale. waaleykum salaam fay nañ la. jaam. alhamdulilah. sa teewaay fii lan la. waaw dañuy rafetlu parce que dañu am suñu ancien élève un acteur de développement un vaillant soldat bu comprendre vision ñëw daal di teg benn business self made man ñu ñëw pour encourager ko. mu créé lii benn genre société boo xam ne pour ay xale ñu si daan seen doole fii si biir ñetti mbaar lan nga koy wax. waaw mais c'est très important parce que le succès c'est ça c'est que nga am ay initiative de développement endogène et durable nga jéem a xalaat say rak boo amee xam-xam nooy yaatalee tijji benn business boo xam ni ñoom dañ ciy gis seen bopp te loolu la def nii bu ko ñëpp defoon rek affaire bi day nice. waaye dañ doon génn di dem feneen tey mu indi leen seen biir gox lan ngay wax jeunes yi nekk ñetti mbaar. waaw c'est très important c'est le concept américain stay at home for having your job be yourself gëm sa bopp toog si gox gi nga nekk daal di fay teg ay business loolu dafa am solo te man loolu laa fi gis amul secret nit ku nekk boo gëmee sa bopp rek da nga toog da nga amal sa bopp njëriñ amal say rakk njëriñ te moom la def nii quoi. kàddu gu mujj lan lay doon. sorry. kàddu gu mujj lan lay doon. waa di bëggee rek di ñaan yàlla ñëpp am xéewal di ñaan yàlla ñëpp am jàmm di wax ni élèves yi ma àndal kii école la nekkoon comme yéen gëm boppam tey mu taxawal business bi pourquoi pas yéen kon lii tey dafa nekk source de motivation ak source d'inspiration pour que ngeen xam ne àdduna lii rek moo fi nekk gëm sa bopp jël sa métier dawal ko yàlla na yàlla barkeel. c'est mon père. jaaraama.